màggal gu mucc ayib te ànd ak tawféex Aquaterra ndox mu sell te wóor ci bëri ferñeent lool moo leen di gunge si safar gi. Aquaterra, si pur, si léger. Aquaterra disponible en format de 19 litres, 10 litres, 1 litre 50, 60, 35 et 25 centilitres. Aquaterra moo leen di ñaanal màggalug jàmm. ami internet Kër Ndanane TV asalaamaaleykum di leen nuyu di leen ziar yéen ñi safoo baaxoo di seetaan seen site internet Kër Ndanane TV mais aussi tamit nag tey am mbégte ak bonheur di ñëw fii seeti suñu benn collègue koo xamante ni fa tabarakallahu macha allah lépp loo xamante ne rek dafa soxal sénégalais lépp loo xamante ni si wàllum dimbali sénégalais da ciy taxaw ba mu mat sëkk mu wone ko tey nag ñëw taxaw fii def consultation gratuite mais aussi tamit nag képp koo xamante ne am nga lu la metti koo xamante ne lépp loo xamante ne rek da la metti nga ñëw fii pour mu faj la gratuitement mais aussi may la ay garab tey nag ñi ñëw fii waa Kër Ndanane TV def déplacement ñëw xool naka lay nag moom ak maladie moom ak patient mi naka la ñuy doxalee et tout ça ñu ñëw pour dem xool ñu jox ñu seen impression. voilà kon ni ma leen ko waxee woon sànq rek si nuyoo bi comme dañ fay ñëw fekk fi ay malades yoo xamante ni yàlla dafa def ni ñu am leen métti mais aussi tamit ñu fekk fi ay bonne volonté yoo xamante ni fa tabarakallahu macha allah ñu ngi leen di jàppale ci lépp si joxe garab si assistance et tout ça ñëw di laaj malades yi naka nañ gisee accueil bi et tout ça soxna si na nga def. ba yaa ngi am tan. mën nañoo xam lan moo la dal lan moo la fi indi. dama feebaroon au fait après ma ñëw seet si docteur Diabaté ak équipe am mais macha allah toppatoo na ma def na li war ci man te aussi tamit nit ku baax la nit ku oyof la lépp loo ñëwee rek da lay jàppee comme ni nga mel quelle que soit la personne parce que borom xol bu rafet rek moo mën lii je pense bien c'est la 3e fois ma ñëw fii mais toppatoo na ma te xàddiwul benn yoon moo waa équipe am ci man. naka nga gisee initiative bi. macha allah initiative bu rafet la parce que sama genre yi comme man dañuy ñëw fii xam nga ils sont très maladifs ñu nga xam ne dañuy yomb feebar ak genre yooyu kon tey ñu def initiative bi ni dañ leen koy yombalal parce que mën nga ñëw bu Touba tey nga feebar pour nga am dem ci hôpitaux yu mag yeeg yooyu day xaw a jafe kon ñu def ko nii ci biir def ko ci locaux yi day nekk initiative boo xam ne bu rafet la man en tout cas je magnifie cette initiative. kon daal amoo dara loo xam ne da nga siy plaindre wala dara lépp daal ça va. non ça va très bien te saa yoo ñëwee rek dañ lay gérer normalement parce que nit ñu baax lañ équipe bi ñëpp c'est une équipe très dynamique macha allah surtout docteur Diabaté moom boo ñëwee il prend soin de toi dina la toppatoo te borom xol bu rafet la aussi. mais sa Cissé ñu lay ñaanal yàlla may la tan bu baax a baax. amiin maa ngi remercier ñëpp. waaw kon ni nga ko waxee rek boobu ba léegi gis fu maladie waxee tamit nag ñi ànd ak maladie ñi leen di assister tamit dañ cee am parole parce que fa tabarakallahu macha allah fépp foo dem rek da ngay gis ñoo xamante ne dañoo souffrant mais aussi tamit nag ñu amal fi benn affaire bu am importance muy képp koo xamante ne am na lu lay metti rek ñu mën laa taxaw ba li lay metti wala loo xamante ne daa nga see am njàkkare yàlla mën see def xéewal kii nag dafa àndoon ak benn femme n'est-ce pas. oui. kon salaamaaleykum waa site internet si je ne me trompe pas c'est Kër Ndanane TV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm bu baax. lan moo la fi tax a ñëw tey. waaw li ñu fi tax a ñëw lenn la rek amoon suñu benn sœur bu daanu woon malaise depuis démb ba léegi waaw ñu andi woon ko fii kon loolu moo ñu andi woon fii. naka ngeen gisee accueil bi. vraiment. C'est la première fois ma gis accueil bu mel nii dem naa si hôpital dem si centre de santé mais accueil bu mel nii gis maa ko doog a gis franchement du ma ko tàgg nag docteur Diabaté du ma ko dara mais accueil bi mu accueil moom c'est exceptionnel parce que accueillir nañu malade bi sax dara ba mu ji sax muy waxam ba muy ree te ñun bi ñu fiy ñëw boobu bu ñuy woote dañ tiit kon accueil na ko premier soin yëpp defal na ko vraiment kontaan nañ ci moom vraiment. kon daal su ma déggee say wax amoo leen dara lu leen metti ci biir hôpital bi. au contraire. dañ ci kontaan parce que jàpp naa ne lii ak fu jamono toll léegi màggal gi ni muy mel tàngoor beeg xataay bi lépp dama jàppoon ne fépp foo xam ne à 100 mètres war nañ ko fa installé parce que lii tey fekkoon amu fi tey ñu ngi dem hôpital te hôpital ki nga xam ne condition yi fa nekk xataay affaire yi saturé bi parce que dem nañ sax bay woote 15 malheureusement jàllul
kon suñu amee lii dañ jàpp lii c'est à saluer vraiment. est-ce que jox nañ leen est-ce que garab yi ñu leen bind dañ leen ko doon may wala dañ leen wax ne leen dem leen ngeen jënd ji ay garab. dañ ñu ko may avec plaisir. fayoo leen ci dara. joxewuñ ci dërëm. amul frais de consultation wala dara. déggoo li ma la wax de joxewuñ ci dërëm ba ci garab yoo xam ne ñoo ko doon diluer sax ñoom ñoo ñu ko diluer jox ñu ko gratuitement avec plaisir. ñu ngi lay sant di la gërëm. ok merci ñu tamit sant di leen gërëm. sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñoo ngi lay delloo ziar sama. lan moo fi doon sa tànk tey. Man nag dama ci joué ñaari casquette parce que dama màggal si nekk taalibe ci kër gi. ñoom bi ñu ñëwee. pour installer antenne bi. ñun lañ leen boole loon. yéen a leen ko doon defaral quoi. ñun ñoo leen accueillir installer leen defaral leen place bi. fexe boo daal vraiment communauté bi nga xam ne nii mun nañ nekkoon na à notre disposition ñu defal leen ko. waaw ba pare nag toog di leen di déglu di leen di xaar. mais nag nous sommes les premiers patients yu ñu njëkk a faj. ah bon waaw maa njëkk a dugg. yéen a njëkk a faj fii quoi. waaw man lañ fi njëkk a faj. waaw lan moo la daloon. dama amoon problème bët boo ma xoolee ni ma lay xoolee nii. wax dëgg yàlla c'était pas comme ça parce que man bi ma ko gisee. dama ñëw ci moom ne ko man maay njëkk a ñëw man maay njëkk a doon patient bi nga xam ne yow mën nga wax dama am problème bët ndax dama subir benn intervention benn bët bi mu des benn bi maa ngi koy wàcc di defar mu ne ma jaru ko bàyyil bu ñu commencé liggéey ma defal la li ma lay defal nga xool nga test nga xool loolu rek laa la mën a wax bi ñu ubbee ba installé ba pare ma ñëw mu tàmbali bi mu tàmbee defal ma li may defal ma tuufaay bi defal ma lépp j'ai senti qu'il y a une amélioration. En 20 minutes, pratiquement, j'ai vu qu'il y a une amélioration. Moi, tu as vu, ana bouteille bi sax mu ngi ci poche bi. Fu may tourner maa ngi ak moom. daa ngi ak moom bañ mu réer. déet moom fu ma tourner rek maa ngi ci bët bi. ndeysaan ci laa nekk boobu ba léegi. Vraiment, pour une seule journée, j'ai vu que vraiment les choses commencent à s'améliorer parce que vision bi. initiative bi benn koo xamante ni bonne volonté la mu jël alalam jël ànd ak équipe am ñëw lenn rek pour mën a faj. ñoo xamante ne dañoo amee loraange. mais c'est excellent. c'est excellent. c'est ça qu'on a besoin Sénégal yu mel noonu la ñuy wër. ñoom la ñu soxla ñoo xam ne nii c'est des hommes de bonne volonté. bu fekkoon Sénégal ñëpp kenn ku ci nekk la nga mëne situation yi toll nii bu ñu nekkee nga yëkkati sa alal yëkkati sa doole di ko ci def di dimbali néew si doole di dimbali ñi nga xam ne ils sont dans le besoin mais kon dëkk bi dina gën a avancer. moom nag dafa nekk ci genre yu mel noonu dafa nekk genre nit koo xamante ne man tey laa ko xam mais j'ai appris à le connaître moi je suis enseignant. Je suis enseignant de formation tu vois xam naa nit ku baax ak nit koo xam day def te yàlla taxut kii li muy def yàlla rek moo tax mu di ko def parce qu'il n'était pas obligé. Oui, c'est ça. Il n'était pas dans l'obligation mu ñëw fii di def lii mais ngir dimbale doomu aadama yi képp kese donc moom moo ko waral mu ñëw fii toog di def li muy def te nag daf koy def avec plaisir daf koy def avec plaisir. bu la accueillir ba paree rek yow boo feebaroon sax da ngay wër. waaw. boo ñëwee accueil bi daal non accueil bi rek déjà accueil bi rek déjà c'est quelque chose. accueil bi rek c'est quelque chose ba pare nag mu wëlbatiku def akam lépp ci yow di la jox médicaments yi nga faju mu jox la nga dem te dërëm doo ko joxe. gratuitement. c'est important. loolu lu ñu war a noter la. gratuitement la koy def te c'est sûr que nekkul état moo ko jox. daf ko génnee ci poosam dem jënd ko pour dimbali nit ñi. kon loolu déjà c'est une très bonne initiative. en tout cas on n'a pas regretté pourquoi il est venu ici. di remercier en même temps ki mu fi fekk nga xam ne yàgg na fi ñu koy wax Nourou Sow. moom aussi jàmbaar la. ndax moom ni mu fi ñëwee noonu la fi ñëwee moom moo toog ba mu yàgg mu xool kër gi ne fii de lii war na fi. mu nekk ICP déplacé wu jël ay garabam ñëw installé wu fi depuis daaw mu nekk fi moom mu ñëw fekk ko fi. ñuy travailler dans une parfaite synergie. kon loolu lu war a saluer la boo leen gisee ñuy liggéey rek da ngay xam ne yow boo demoon hôpital sax li ngay am fii xëy na mën nga koo bañ a am foofu. et pourtant c'est gratuit. tout est gratuit. xoolal ci gannaaw fii c'est une hospitalisation. waaw c'est ça gis nañ fi ñu fi tëdd. am na ñu fi tëdd. par respect sax moo tax wane wuñu leen. merci beaucoup. kon gis nga ne kon antenne bi moom lu ñu war a jàpp la. lu ñu war a jàpp la lu ñu war a jàpp la voilà. jërëjëf merci beaucoup. dégg nañ si allez merci. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. lan moo doonoon tey sa taxawaay fii nii
waaw di rafetlu taxawaay bi fii mun naa ne ren mooy 2 ans ma ko fiy gis te lu am solo la ndax ñun dañoo nekk fii si waañ bi tàng na trop te màggal Touba moom nit ñi dañuy feebaree seen kër yi sax ñëw Touba ñun am nañ si ay cas sama rakk dañoo wax ba sonn bul màggal si mu ne day ñëw mais dafa ñëw ba fii affaire bi daaneel ko mais biñu amee problème li dañoo xëy rek ñii ñëw installé biñ ko gisee sànq ma léegi maa naan ko toogal ñi may tooñ ne ma liñ ko jox fee moo baax di sant yàlla rek di leen gërëm aussi di leen ñaanal yàlla suñu borom mu yokk leen ñu koy gën di teewee ay at yu bëree di leen wax ne nag ñoom si kaw si kanam rek parce que liggéey Sëñ Touba moom amul sa kasa waañ ba amul ka nekk fii lépp si liggéey waaw lii lépp liggéeyu sëñ bi la rek di leen sant di leen gërëm rafet na trop macha allah rafet na trop keroog bi ñuy baas fii ma ne waaye lu ñuy baasal fii ñun fii la ñuy fanaan de mais bañ ne kii lañ koy baasal ma ne waaye nañ leen jox kër gi yëpp loolu rek laa décidé woon moom nañ leen jox espace bi yëpp parce que lu ñuy wax la santé avant tout bu ñëwee fii te waruñu aussi liñ bëgg a def fii duñ ko def di leen sant di leen gëm di rafetlu initiative bi di ñaan yàlla ñu koy fekkee ay at yu bëree incha allah waa Assane waaw kon ni nga koy waxee rek fa tabarakallahu macha allah li wolof naan la nekk sa nag ba xajul sa cin le mais aussi tamit naka gannaaw ñëpp wax nañ dañuy may sunu yaay booy rek parce que boobu ba léegi mi ngi bëgg a ñëw toog wax mën a joxe waale tamit loo xamante ni mooy li mu bëgg a wax sénégalais yi yaay nuyu nañ la. waaw ñu ngi leen di fay di leen sant. yaa ngi si jàmm di leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak fekkee tal ko. di ñaanal yàlla sunu sëriñ bi sëñ Ahmed Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. amiin yaa rabbal aalamiin. ndax xam naa ne nit la koo xam ne ni bëgg na ay taalibeem fonk na leen bëgg na ñëpp wér yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dogal nag mu dénk leen wér gu yaram gi ci doomu aadama yi li leen ci sëñ bi sant yëpp ba tardé wu leen ci dara sant nañu gërëm nañu nu ngi ñaan ci kàttanu sëñ Bamba ak Cheikh Ibrahima yàlla na ngeen man lu ko raw déwén ndax ñun mi may ñëw kenn ku ci ne am nga lu la fi indi woon su ma sët yi nga xam ne ñii dañoo siburu ñii yor ay picc yor ñëpp kenn ku ci ne fi mu toll ni ñu ko ne di daw di wéy di dem même suma doom bi nga xam ne moom restaurant la yor bi mu ñoree démb gis nga niñ ko def ba fi mu toll ni mi ngi dem jumaa ja di bagante gi dem di ñëw man mi tam noonu ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla gi ziar naa la ñoo ngi lay delloo ziar bu wér ba yaa ngi am jàmm waaw maa ngi am jàmm bu baax naka yaram bi sant yàlla bu baax alhamdulilah tane nga bu baax waaw tane naa bu baax lan moo dee woon tey sa taxawaay bi tey sama taxawaay daal maa ngi rafetlu seen ñëw bi fii ak seen teew bi fii lii maanaam mbir sëñ Touba dong moo ko man ndax léegi rek fii sànq bi ñuy defar gëléem gi am naa fi blessure su ngeen fi teewutoon foog danaa génn dox ay kilomètres wala ay mètres di yàlla def am naa blessure ñëw naa yéen ak blessé fii saa waay am naa yoon bu gàtt faj na ba mu macha allah waaw di koy rafetlu di ñaan màggal gi yan nañ ko yàgg a teewe ay déwén yu bëri yéen ñii di faj di dimbalee njaboot gi rek doomu aadama yi yan na yàlla dolli seen taxawaay rafetal leen yokk seenu fan ci barke sëñ Touba lii maanaam dara gënu ko waaw di ma xanaa di rafetlu seen ñëw bi rek macha allah di coono bi yan na ko yàlla fay rek barke sëñ Touba ndax li ma tegu fii maanaam xalaatuma ko woon aj ba rek dem ñi war a defar reer bi ma dem am fa ak problème ñëw naa léegi ci mini di faj ngeen ma ba ma jot sama bopp wér loolu sant yàlla fa la mën a yem waaw màggal si jàmm maa ngi jógee fii ba Tamba pour yaataal fi sori tàng jër ma ñëw fii ba Touba gi am fi blessure ngeen ñëw faj ma ci taxawaay sant yàlla bu wér maa ngi leen di sant di leen di gërëm taxawaay bi yal na yàgg parce que sëñ Bassirou waarikal jërëjëf salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay ziar ñu delloo ziar ba yaa ngi am jàmm maa ngi sant ba lan moo teewoon tey sa teewaay man mii xanaa ñëw ci màggal gi di liggéey sëñ bi ba pare nag man may jëwrinu ñu jigéen ñi tamit lii ndigal ndax man lii faraluma sax di ko def waaye li naan murid ndigal jëfee waaw ginnaaw sang bi moo ko fi andi kon bu ñu wooyee il faut ñu ñëw waaw ndigal moo tax sax waaye ñun amuñ di wax ci biir mbooloo loolu moo tax waaw. naka nga gisee seen liggéey monsieur Diabaté ak équipe am naka nga gisee liggéey bi. waaw monsieur Diabaté moom xaw ma ko woon démb bi ñu ñëwee ñu expliqué ginnaaw suñu sëriñ moo ko fi yebal ñun moom lépp lu mu bëgg ak lépp lu muy def dinañ ko ci jàppale ndax sëñ bi loolu moo tax. mais yaa ngi rafetlu liggéey bi ko. waaw maa ngi koy rafetlu ndax nit feebar nekk si ay jafe-jafe nga ñëw di ko faj gratuit sonaloo ko surtout boo duggee rek liñ naan dalal jàmm waaye moom fii dalal jàmm la wala dalal jàmm waa ak yi dalal jàmm la waaw. jërëjëf yaay bi kontaan nañ ci. waaw noonu la ñoo ko bokk. jërëjëf monsieur Diabaté docteur.
voilà kon ni nga ko gisee rek man moom damay laal gel avant ma commencer quoi parce que tamit xam nga ah genre Assane dañoo laal micro bi ak ñaaru maman Africa yi te xam nga ni moom loolu wóorul ah mais je suis tamit naka luñ naan ku daan laajte faali ngooye ngi fa tabaarakallahu macha allah mu liggéey bu am solo liggéey boo xamante ni wallahi waa Touba ñëpp ñu ngi koy rafetlu sëriñ si di ko rafetlu monsieur Diabaté ñu ngi lay nuyu. sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammad assalaamu alayka ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saddid lisaani nawir janaani safi amaani wasil baraay waaleykum salaam Dieng Sala maa ngi lay nuyu di nuyu Maman Africa di nuyu tam sama réalisateur bu baax bi et toute l'équipe de Kër Ndanane TV di kontaan lool ci fekk si bi nga ñu fekk si ci journée de consultation gratuite bi 48 heures fii ci Touba. waaw kon sama biir wax sànq maa ngi koy wax monsieur Diabaté ñu gis ni nga ànd ak sa équipe bu dynamique ngeen jël avec vos moyens du bord ngeen ñëw jënd ay médicaments jënd ay def déplacement dérangement rien que pour servir votre peuple mais aussi tamit nag pour mën a ñoo xamante ne dañoo bëgg a faju dañoo feebar bëgg a faju amuñu lu leen fajoo initiative bi naka nga ko jëlee lu tax nga jël ko. waaw xam nga bi soo xoolee mën naa wax ne moom mooy deuxième édition bi njëkkoon def ñu ngi ko amalee fi nga xamante ne moom mooy màggalu Kazu Rajab que soxna Maam Khady Mbacké moom Sëñ Fallou alors bi ñu ko defee nag vraiment gis ci tawfeex si ku dugg sama chaîne YouTube dina ko gis alors ñu gis ne liggéey Sëñ Touba ci jamono yu mel ni dafay nekk lu am solo ñi nekk ci waañ ba mën nañ féete waañ ba ñi nekk ci xasida yi ñi nekk ci alxuraan bi waaye ñi nga xam ne xëy na yàlla dañoo xiir donc ñuy suñu liggéey nekk wàllu faj donc moo tax ñu jàpp ne mën nañ ci liggéey Sëñ Touba et te comme ni nga ko waxee nag bi ñu xalaatee vraiment initiative bi tam am ak suñu yéene ak suñu moyen bopp vraiment donc ànd ci Kër Ndanane TV mais aussi ñu ñëw fekk fi vraiment suñu collègue ñoo xamante ni ñu ngi nekk dans le corps médical et paramédical donc bëgguma tudd seen tour mais ñoom nañ xam seen bopp vraiment bi ma ñëwee dama waxoon ne 48 heures lay doon c'est-à-dire le jour du Magal et le lendemain mais bi ñu ñëwee la veille donc gis ne la demande était tellement forte donc il fallait que quand même ñu commencer liggéey bi donc démb lañ ko commencé tey jii ñu ngi ci suba incha allah aussi fas nañ cee yéene nekk incha allah donc vraiment ñuy sant également suñu collègues yooyu nga xamante ni vraiment fekk naa leen fii donc ñu yaata liggéey bi àndandoo ko defandoo ko ba population bi ñëpp gis seen bopp Dieng Sala. Est-ce que l'initiative ça a été facile. waaw xam nga damay faral di wax ne liggéey bu mu ci mënti doon rek soo ci amee passion ak gëm-gëm ak bëgg-bëgg maanaam suñu borom dala ci jàppale ah. amul benn initiative boo xamante ni ki da koy jël pour une première wala deuxième édition mu nekk lu yomb mais soo ci amee sa gëm-gëm ba pare aussi li ngay def nga teg ko fu leer parce que damay faral di wax souvent santé du ay caaxaan bu ko tëb di ci wax mais. nit ki même soo dee ne yaa ngi yëngu tamit ci wàllu santé na la leer ne ñi lay déglu ñoo la ëpp xam-xam ci li ngay wax wante it ki feebar itam war na am fulaak fayda xam lii ñu koy traité yi mooy lan moo tax vraiment ñu nekk ci corps médical et paramédical donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak waa réew mi yëpp ak patients yi itam. sànq wax nga ko say biir wax la demande a été forte mais aussi tamit nag mobilisation bi bu bari ñi ngeen seen i patients ñu bari ngeen ñëw fekk fi loo xam te ne dafa jiitu woon seen jot mais aussi tamit nag ngeen indi fi ay matériel indi fi ay médicaments yoo xamante ne mooy est-ce que say moyen nga ñëw indi wala daa am koo xam ne dala si jàppale wala lan. waaw xam nga toujours comme ni ma koy d'accord comme ni ma koy faral di waxee rek en fait gis nga nit ki moom li ngay liggéey rek ci nga mën a jaamoo yàlla. donc ñun bi ñu amee initiative bi. donc suñuy moyen propre moom lañ fi ñëwee ah macha allah du dëgg et loolu yëpp aussi ñu ci sant yàlla parce que lépp lu ñu ci defal suñu bopp lañ ko defal et bi ñu ñëwee itam comme ni ma ko waxee ñu fekk fii vraiment benn équipe médicale boo xamante ni y a des ñu nekk ci corps médical et paramédical donc ñu àndandoo xam ne ñu ñëpp ñoo am même initiative vraiment mu nekk lu rafet et souvent Dieng Sala damay fa wax sama émission yi ñu may invité ci yenn plateau yi que ne en fait moi je suis là pour collaborer avec tous les agents de santé que ce soit ñu nekk ci corps médical ou paramédical loolu mooy benn même koo xamante ni deful santé itam te santé intéressé ko prenant pour former ko ci as tuut li ñu xam juste pour wax ne li ma tax a jóg du sama bopp mais li ma tax a jóg mooy nañu fexe ba jàppale askan bi te je pense que ni initiative yu mel su koy def rek yàlla mën nañu dimbali ba maladie yi gën ci am njëriñ. waaw est-ce que mën nañoo xam ba nga ñëwee ba léegi ñaata patient nga jot a soigné wala. waaw soo xoolee démb ak tey jii nii may wax ak yow nii donc ñu ngi ci toll ci 46 patients. 46 patients yoo xamante ni donc jot nañ leen xool ñenn ñi ci wàllu gynéco wàllu mbirum jigéen parce que xam nga jigéen yu bëri infection règle douloureuse perte anormale da leen sonal ñenn ñi aussi wàllu myome am na ñu ci constaté ci wàllu myome am aussi ñoo xamante ni xool leen ci wàllu ophtalmo maanaam ci wàllu bët ci wàllu diabète itam ci wàllu asthénie physique xam nga màggal ku ko wax coono n'est-ce pas donc ñu bëri donc defal nañ leen donc li nga xamante ni moo ci war ci wàllu seen asthénie physique wante it am na ci ñoo xamante tamit maanaam léeg-léeg du ñuy faral vraiment di amee jafe
jafe-jafe te xam nga léeg-léeg njaayeen yeeg yooyu lekk ba seen biir xaw a kii rek su ko defee il faut que ñooñu ñu taxawu leen donc ba vraiment daal ñu bañ ci am benn jafe-jafe am na aussi benn patient mooy ki njëkk a interviewé ma koy remercier bu baax a baax soxna Fatou Bakhoum mooy ki njëkk a def intervention bi alors moom démb rek dafa pikkoon benn crise yàlla suturaañ parce que souvent damay fa wax ne ñun xamuñ dara mënuñu tus yàlla moom mooy faj mais yàlla miy faj moom du wàcc mukk di faj kenn wala muy yónnee ay malayka donc toujours dafa am fu muy jaar alors donc tey jii mu nekkoon son deuxième rendez-vous et machallah ça se passe bien d'ailleurs gis nga kenn ci frère am donc kàddu yu rafet yi mu wax et puis ñuy jaarale ci moom rek di remercier tous les patients qui ont accepté quand même def témoignage parce que aussi c'est pas évident mais ñoom xam nañ ne ñun ñoom lañ fi nekkal et lii aussi li ñu koy def rek c'est juste pour que ñeneen ñi nga xamante ni xëy na maanaam ñu ngi jàpp ne xëy na waa ko docteur def ñu seen liggéey ak yu demee nekk noonu tam ñu xam ne léeg-léeg dina am ñoo xamante ni xëy na yenn manquement yi mën na am wante ñi baax ñi ngi baax ba tey corps bu mu ci mënti doon rek am na ñoo xamante vraiment ñu ngi def seen liggéey avec passion avec vraiment li ci déontologie wax yëpp Dieng Sall. mais docteur ba ngeen commencé ba léegi est-ce que amagum ngeen cas boo xam ne da leen jaaxal ba ngeen mujjee ko yemale si benn hôpital. waaw moom laa la wax sànq mooy patiente bi ma la njëkk a wax sànq muy Fatou Mbow Fatou Bakhoum donc démb bi mu ñëwee xawoon nañu jaaxal tout son cas mais bi mu ñëwee vraiment donc ñu toppatoo ko aussi ma ànd ceeg samay collègues n'est-ce pas donc vraiment macha allah tey aussi mu ñëw vraiment donc sant yàlla bi muy ñëw aussi ñu ngi ko bëggoon a référé pour vraiment mu dem seeti hôpital bu ko gën a hôpital bi ko gën a jege mais aussi comme dëkk bi xam nga dafay faral di xat donc ñu wàkkilu ci suñu borom parce que yàlla mooy faj alors bi ñu ko waxee jël suñu responsabilité bopp ne ko na ñëw bi mu ñëw aussi ñu defal ko soins yi nga xamante moom la soxla n'est-ce pas donc ba yàlla dafa ñu sutura ba léegi nii mu def témoignage yu am solo donc loolu daal ñu ngi ci sant yàlla baax a baax. donc pour tëj est-ce que li nga doon xaar at li la taxoon jóg donc mun nañ de mission accomplie. waaw amee nañ ci lu kaw suñu njort Dieng Sall parce que en fait li ñu tax a jóg rek mooy fexe ba jàppale askan bi wante collaborer ak képp koo xamante yaa ngi yëngu ci wàllu santé loolu bi ñu ñëwee duñ cee am ba am ci lu kaw suñu njort donc gëm nañ ne Serigne Touba dugal na ci loxoom moo tax lépp lu waay def rek yéen moo am solo li des nag moom suñu borom moom mooy mottali vraiment di sant aussi sëñ Ahmed Mbacke xam naa ne maa ngi nii toog bëkk néegam suñu fiy jógee léegi fa la ñu war a dem donc moom mu yëkkati kàddu lii daal lañ ci bëggoon sànni di sant vraiment donc toute l'équipe de Kër Ndanane TV avec à sa tête le PDG monsieur Diack nekk ba Italie ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu itam ñi nga xamante ñëpp ñoo nekk ci biir équipe bi di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee te bu kenn nag feebar waaye nag feebar mënut a ñàkk su ko defee ñu nit ngeen yàgg ñu fi fekk su ko defee ñu gën mën a jàppalante jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay gërëm baax merci bien jërëjëf. waaw kon ni nga koy waxee rek liggéey Serigne Touba amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am mais ñi ñëw seet si sunu kilifa sunu sëriñ muy sëñ Mouhamed Mbacke ibnu sëñ Moussa Bassirou ñu ñëw mu tàllal ko sunuy loxo mu ñaanal ñu mais aussi tamit nag mu wax ñu liggéey bu rafet bu monsieur Diabaté docteur Diabaté def tey fii si màggal de Touba bi nga xam ne démb la ko commencé tey ñëw mu war ko tàmbali bu subaa monsieur Diabaté yaakaar naa ne tey xol yëpp feex nañ ñëpp kontaan nañ. alhamdulilah cheikh bi daanaka sëñ bi moom su fi nekkee daanaka amatuñ sax kàddu gu ñu war a wax waaye comme ni nga ko waxee rek moom dafa nekk suñu lépp nekk suñu sëriñ nekk suñu xarit bi ñu xalaatee lii ba waxtaan ci ak moom mu jox ñu ci ndigal ñaan lañu ci tam bi ñu joxee ndigal rek ci lañ xam ne lépp na baax te am nañ ci lu kaay suñu jox comme ni ñu ko leeree xanaa du ma guddal dama koy bàyyi kàddu gi rek mbàkki bala bu baaxee sëriñ bi ñu ngi lay ziar. yàlla yéen a ngi fay tubaakalla si borom dafa yoolu siyaar. di la ziar bu mag si baa màggal bi. tubaakalla yàlla si borom dafa la yoolu siyaar baax ci màggal gi ànd ak bégte rek ak cant. di ko sëñ bi digle ñi ci sàkk lu baax di sàkk ngërëm. da ci am yaakaar. ñaan suñu borom nangul ko bakk sëñ Tuubaa. ñu gis liggéey bu rafet bu monsieur Diabaté docteur Diabaté liggéey fii nii mooy képp koo xamante ne nga am tawat. mu faj la ba nga wér mais aussi tamit di la ko defal gratuitement. di la may ay garab ngay ñibbe naka nga gisee liggéeyam bi. liggéey bi xam naa am ci mbégte lool ndax dama ko wax rek dama ko fi mu ñëwee soxla nañ ko fi ndax moom ku ne xam ne période bi ñu dajal dafa dajal ak sibiru ak grippe bari lool ak tension rek ko màggal gisee ni mel coono yi bari na nit ñi dañuy déplacé wu jógee tàngoor bi wax dëgg yàlla waaye lépp tubaarkalla ñi fi ñëw ñëpp kontaan nañ soo xool sedd na baax ñi fi ñëw bokkuñu fi bàyyi ko ñi Tamba ñi Kolda ñi fu ne ci Sénégal ku ne ñëw bi nga ñëw da nga am doo àndal waaye mboolem ko fi ñëw tey suba ba léegi yaa ngi sant di wax Docteur Diabaté li mu def ci yow ak loolu taxaw moom équipe bi mu àndal dañuy am mbégte baax tubaarkalla kon daal gis nga ni daal moom liggéeyam daal def na ko bu baax a baax. waaw alhamdulilah ndax maanaam li am solo mooy nit ñi moom ña fa jógee tey ku fa jógee yaa ngi am mbégte ak cant loolu moo tax ñi am na yaakaar baax def na ko ni ko war a defee ndax
li ma la wax rek ñi fi ñëw ñëpp ku ne indaale nga fa jàngoro yi bari na yu bokkut ñu bari dañu ñëw indaale jàngoro te ku fi ñëw yaa ngi sant ànd nag yërmande ak yër bu rafet ànd ak cofeel mu am ci yow ak nu mu la ñeewantoo ba da ngay am cawarte kon nag yàlla mooy ak jaamu yàlla gu kawe ndax wax naa ko nee naa ko jaamu yàlla yëpp neex na ci màggal gi waaye lii ngay def mooy bokk la ci gën a rëy dañuy fa daje am na ñoo xam ne bi dañu am complexe feebar dem hôpital am na ñoo xam ne bi xëy na jamono neexut ñoom bañu maa dem waaye bu ñëwee fii gratuit ñeen faj jox nañ ay garab loolu cant la baax a baax ñi ba xam naa daal ñi fi ñëwoon daaw sant nañ ñi fi ñëw ren ji xam naa dina gën a sant incha allah tabarakallah sëñ bi ñu ngi lay jéew yàlla suñu borom bool nagul defal yoolu siyaar tabarakallah ñu am mbégte bu baax di ko sant bu baax nag ci taxawaay bi ndax lii moom ku ñu ko defal rek defal nga lu gën a rëy ndax mbooloo mi fi teew tey bu fekkoon ñu ko fi den jaaxal lool ni daa am magal jot ndee station daal kenn ñu jël oto di yóbbu fu ne dëkk bi xat na faw jaar ba tey te alhamdulilah dem na ba dal yi la war yëpp seen xel lay def lañ fa gisee loolu kon ak cant la baax ñu ngi ko sant baax a baax di ko ñaanal baax comme nan ma ko waxee nag dëgg yàlla yàgg naa ak moom lool xam naa ko bu yàgg waaye xamoo ci moom loolu bëgg lu baax fonk liggéeyam xam ki mu doon yàlla bi muy xale ba tey laa ko xam ndax yàgg na booba tey nag ci loolu laa xam ñu ko ñaanal baax sama borom gën ko yokk yóbbu ko ci kanam ak sëñ Tuubaa sama taxaw ko baax yéen tamit wala yàlla li ngeen def rafet na lool ndax lii dana tax mboolem ku ñëw ci màggal gi xelam ne dana gën a dal mu gën am kontaan ndax yaatal gi ñu ko yaatal yóbbu ko foo xam ne bi xëy na maanaam adduna bi ku ne mën na ko gis loolu yaatal loolu rëy na lool wala yàlla ñu leen sant baax ci loolu ndax li taxaw bi ngeen taxaw dana tax adduna bépp ma ci jot ñëpp xam ne liggéey Sëñ Tuubaa bi yëmul ci dajaloo di jàng alxuraan jàng xasaayid jàng bernde yaatu na yaatu boo xam ne bii te lii yëpp ci la bokk tey gannaaw ngeen yaatal nañu tam ñu leen sant baax di leen ñaanal yàlla yokk leen gën leen a yóbbu ba seen barab bi liggéeykaay bi yàlla nga mu gën a kawe ji kàttanu yàlla jërëjëf sant nañ baax waaw ñi sàkku ñaan rek waaw jërëjëf